asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokki réew mi mbokki àddina bi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara. noo ngi toog ak coordinateur ànd sàmm jikko yi di Serigne Babacar Mbuub. ñu baree ngi doon laajte ana waa ànd sàmm jikko yi. woote woon nañ la 23 mai sénégalais yu bari yëg woote bi ñu bari wuy si ko. ñu am lu ñu leen annoncé woon waxoon leen ko ni dinañ ci liggéey mooy defar loi buy criminaliser ak ngóor jigéen. liggéey bi nag mel na ne lu yéex waaye yéexul ndax togg goo bëgg mu ñor boo ko yekkee mu jëriñ doo ko gaawtu te liggéey bi li ci nekkoon ci loxo ànd sàmm jikko yi mu waroon na nekk lu ñuy dox ak wax ko rawatina jiital ci sunuy kilifa xalif généraux yi amir yi jiite association islamique yi ñi ci organisme yi waa jàngu bi waa bois sacré bi dem ci 45 départements yi lu mu ci mënti doon loolu ànd sàmm jikko yi liggéey na ko ca na mu gën a gaawee ca na mu gën a rafete waaye mbirum luwaa nekkul ci loxo sëñ Babacar Mbuub nekkul ci loxo Makhtar Sarr du ci loxo Adama du ci loxo kenn ci waa ànd sàmm jikko yi mais lu ci nekk dafa am yoon watul buyuuta min abwaabihaa la nu alquran wax bu ngeen di dem ci kër jaar leen ci bunt bi buntu assemblée nationale député yi la am na député yu engagé wu ngir jël luwaa bi porté ko pour yóbbu ko assemblée nationale waaye ba tey ñooñu seen liggéey du tëgg luwaa am na ñeneen ñoo xam ne nii du ñuy feeñ du ñu nuy gis luwaa yi yu ci bari ñoom ñoo koy tëgg na muy tëddee seen xam-xam moo ci màcc ànd sàmm jikko yi ñooñu la doon liggéeyal jox leen idée bi idée wu sunuy kilifa li ñu bëgg ci réew mi sénégalais yi li ñu bëgg mooy bëgguñu ngóor jigéen agenda LGBT nañ ko arrêté ci Sénégal définitivement loolu nag ni ñuy tëggee loi bi ak ni ñu koy toggee ca loxo ñamu nekkoon ñooñu la ñu toogoon di leen déglu looloo waral mu niru lu xaw a yéex te yéexul alhamdulilah liggéey ba yegg na loi bi tëgg nañ ko ba noppi sëñ Babacar Mbuub mi ngi nii toog demaat na ànd ak waa ànd sàmm jikko yi ci mboolem kilifa yi ñu demoon loi bi mi ngi ci loxo mboolem xalif généraux yi ci réew mi mboolem kilifa yi jiite association islamique yi ak kilifa yu bari yi ñu seqaloon liggéey bi ak ñu bari ñi nga xam ne ñoo nekk ci ànd sàmm jikko yi loi bi mi ngi ci seen loxo lan moo des la 11 bii ñu dëgmal incha allahu taala muy samedi jii di ñëw di la 11 décembre fële ca mosquée inachevé nga xam ne fa la ànd sàmm jikko yi njëkk a woote journée xeex mbon woote waat fa yeneen i journée yoo xam ne lépp luy delluwaat ci bañ ak ngóor jigéen ak franc-maçonnerie ci réew ma la foofu la ñuy delluwaat ñan la ñuy woo mooy presse bi nationale et internationale ak sénégalais yi nga xam ne seen disponibilité may na leen ko ñu ñëw fekkee ci conférence de presse ànd sàmm jikko yi su ko defee bu ñu jógee ci conférence de presse ba la cay topp mooy jël loi bi yóbbu ko assemblée nationale loolu incha allahu taala danañu ko def damay bàyyi rek suñu coordinateur sëñ Babacar Mbuub mu def appel ci conférence de presse bi ak leeral yi nga xam ne dana ko indi ci liggéey bi ci tënk bala 11 incha allah la ca des ñu mottali ko bu soobee yàlla sëñ Babacar salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. Cheikh Makhtar maa ngi lay fay nuyoo. di nuyu waa Sénégal yëpp. di jiital nag ci nuyoo bi suñu kilifa yi xalif généraux yi di leen ñaanal yàlla taxaw bi ñu taxaw rafet na lool di nuyu ak a ñaanal aussi amir association islamique yi ak mbooleem partenaire u ànd sàmm jikko yépp wax ji macha allah li nga wax rek doy na mënoon nañ ko doyloo itam ci appel ak woote ndax ànd sàmm jikko yi bi mu gisee jafe-jafe bi nga xam ni am na li njëkk a def biñ ci waxtaanee mooy lii nañ ko séddoo ak askan joxe ci ay firnde yu leer lancer une pétition askan wi signal ñu ko par principe wan ñu ni lii ngeen di bañ ci lu bon ñun ñoo ko gën a bañ. kilifa diine yi nag moom waxaale wu ma leen waxuma la sax ñu signé pétition bi waaye sëñ Babacar Sy Mansour dafa bind jox ñu sëñ Mountakha dafa bind jox ñu te loolu yi tamit buñ ko xesee def sañ na maa wax ni kon xalif généraux yëpp bind nañ jox ñu. loolu bi ñu ko defee nag ñu xam ni position de principe bi am na ñu ni nag nañu woote mobilisation natt ba xam ñun lii ñu woote ku ci ne jox ñu sa kàddu ban taxawaay la leen jaral Cheikh Makhtar keroog gis nañ ni Sénégal gépp génn nañu. et c'est la première fois tamit mbooleem 45 départements yi nekkoon ci Sénégal ci jamono yooyu mboole seen ñoom ñëpp ñoo def manifestation bi kon loolu xam nga ni adhésion populaire am na ci Sénégalais yëpp wane nañ ni mbir mii du mbirum ànd sàmm jikko yi mbirum Sénégal lépp la rawatina suñuy kilifa bi seen kàddu duggee seen jëf di dugg ci
ah léegi nag wax nga ko li waraloon tekkaaral gi loolu rek la mooy yëf yi nag d'accord nañ ci bëgguñu ko waaye naka lañ ciy d'accord loolu dafay laaj ñu tëgg loi loolu suñu xam-xam màccu ci dañoo demoon di diisoo ji am ñi nga xam ne ñoom seen xam-xam màcc na ci ba ñu ca jógee yi tamit delluwaat nañ ci kilifa yi ndax lu ñu def ci kilifteef lañ ko def wax leen lii de lañ bind ana lu ci seen xalaat ba ñoom ñëpp ñu jox ñu seen xalaat ci lañ soog a jóge nag Cheikh Makhtar ni nag nañ dem ci député yi ndax yoon ñaari xal la wax ni ci la mën a jaare pour am benn bi ci président la mën a jaare muy projet de loi ak gouvernement beneen bi mi ngi mën a jaare ci assemblée ci député yi ñu jaare ci assemblée kon ci député yi waxtaan ak député yi ba ñoom itamit jox ñu seeni xalaat wan ñu tamit taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci kon mbokki Sénégal jéego bi mujj ci lañ toll mooy jël nag jëmmi proposition de loi bii nga xam ni dafay bañ ngóor jigéen ci réew mi dafay protéger suñu penc mi dafay aar ndono li nga xam ne moom lañ ñu fi bàyyiloon te fekkuñu ko fi mu doon loo xam ni lu dagan la loola ñun tamit ñu fexe ba dëggal ko wane ni taxawaay ba ñoom Thierno Souleymane Baal taxawoon tey jii seenu njaboot taxaw nañ tey jii pour feddali loolu pour wane ni ci loolu lañ nekk loolu nag ñu ngi ciy woote Sénégal yëpp le 11 incha allah samedi à partir de 10 heures képp ku ko man te dégg suñu kàddu na nga ñëw teewe si ko incha allah ñu waxtaan ak presse bi waxtaan ak Sénégal lan moo nekk ci proposition de loi bi ak it ban bis lañ ko yóbbu assemblée nationale ngir kenn ku ci nekk nga xam ni dañoo àndoon yëf yi du lu ànd sàmm jikko yi rek aaki moom ko waaye askanu Sénégal yëpp ñoo ko moom. kon ñoo ngi leen di jox rendez-vous incha allah le 11 ci weer wi muy samedi bi ñu jëm à 10 heures précises fële ca mosquée inachevé moo jàkkaarloog aéroport bu njëkk ba bu ko kenn tardé incha allahu rabbi ñu taxawu suñu réew taxawu suñu njaboot waaye taxawu ëllëgu réew mi ndax li tubaab yi gis mooy nan yàq lépp ndax yàqu nañu yàqu googu nag ñoom nañ ko wàllu ñëpp ñun nee nañ déet yàqu googu Cheikh Makhtar. macha allah ànd sàmm jikko yi nee na déet te ànd sàmm jikko yi moom mooy Sénégal mooy ñi bañ lu bon ñëpp ci àdduna bi tabaarakallahu kon samedi ak jàmm la 11 rawatina presse bi. muy ñi nga xam ne ñoo nekk ci télé bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci rajo yi télé yi rajo yi journaux yi site internet yi surtout ak ñi nga xam ne youtubeurs yi la ñoo ñëpp ñu ni mel ñu ngi leen di woo ñu ñëw teewe si ko population bi tamit ku ci yàlla may jot woote bi xëy na presse bi la ñuy gën a woo waaye nag teewul askan wi ku yàlla may jot nga mën a ñëw fekke ko nga fekke si ko su ko defee danañu wax lan moo nekk ci projet de loi bi ak message bi ñuy jàllale suñ ci jugee nag ca semaine ba cay topp gannaaw la 11 projet bi incha allahu taala dana tegu ci taabalu député yi ñu toog nag di leen déglu ndax am na loo xam ne nii dañuy proposé tegal leen projet tegal leen waaye am na loo xam ne nii kàddu gu mujj gi ñoom lañ ciy déglu su ko defee nag ànd sàmm jikko yi la woon fa woon na woon ñi ngi fi li ñu war a def nañ ko fi ñu war a jaar nañ fa la ca war a topp yi incha allahu taala danañ ko ci toftal te dégluwuñu lu dul rek sénégalais yi li ñu bëgg defal nañ leen ko ndeem ñoom suñuy ndaw leen comme keroog ni ma ko waxee ci ànd sàmm jikko yi mënoo am sa surga ci kër gi sa jànq ci kër gi di ko fay weer wu dee mu lay doxali yónnante waa koñ bi bàyyi sa yónnante te nag am na yónnante waa koñ bi yu ñuy doxe ci assemblée yoo xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy seen patron yi leen jël ñu wax ne suñuy surga lañu léegi nag ñun ñoo leen soxla am lu ñu leen bëgg a doxloo nañu baaxee wala ñun ñu am yaatu ba may leen ñuy doxali soxla waa koñ bi léegi nag ñun borom kër gi ñoo soxla tey ñu doxalinu suñu soxla mooy dëggal suñuy kàddu yi kilifa dëggal kàddu sénégalais yi ci ne bëggunu ngóor jigéen tey bëggunu ko ëllëg te duñ ko bëgg ëllëg ak lépp lu làmboo agenda LGBT yi nañ ko dakkal ci Sénégal ni nga xamee ne yeneen réew tey ci àdduna bi ñëpp jug nañ taxaw bañ loi yi nga xam ne ñu ngi leen ko bëgg a voteloo Afrique gis ngeen réew yu bari jug nañu taxaw Sénégal nag kenn waru leen caa jiitu ndax mag ñu baax ñi nga xam ne nii wax dëgg ñoo sañ ci réew mi sañce ko mbaax war nañ woy di leen sagal te incha allah dañuy woy di leen sagal te lii ci li leen di sagal lay bokk mooy ña jógee ca biteeg seen i milliards ngir bëgg ñoo imposer seen yu bon ñu bàyyi leen ak seen i milliards téye sunu lu baax delloo leen seen yu bon yi ñu bëgg a defloo loolu noonu li rek moom mooy kàddu gi loolu dong moom mooy yitte ji te loolu nag suñuy député ñu ngi leen ciy xaar ñu jàppale ñu si dimbale ñu si kon bala 11 ak jàmm incha allahu taala 10 heures ca mosquée inachevé ancien aéroport bi incha allah fa lay doon bu ko kenn wuutee jërë ngeen jëf wa salaam